Ngane. almeeru Ngane Alassane. waaw ma ngoog. donc maa ngi ñibbi si dem ba ci guddi pratiquement ay minuit 1h du matin. waaw. ba nga demee Kaolack maam Birame loo fa gis. balaa boobu Moustapha dama bëggoon rek nga permettre ma jaale ñi nga xamante ni ay jege ñaale imam Ndaw la ñu ñëpp. commencé ko si njabootam. ay soxnaam ak ay doomam. jaale ko Abdoulaye Ndaw yàlla dafa def lundi. bi may dégg ñuy wax ay kañota yooyu. waaw dama ko woo. Abdoulaye Ndaw waaw Abdoulaye Ndaw pour amoon lu leer ci situation bi. donc ci la ma expliqué effectivement que imam depuis mardi ba le passé. dafa tawatoon ba mu ngi tëdd di nelaw. donc mu ne ma docteur yi wax nañ ko ne daal lu ñu gis mooy. mu ngi nelaw mais amuñu sentiruñu lenn loo xamante ni lu garaaw la. donc bi ma ko waxee noonu. sentiruñu lenn loo xam ne. lu garaaw la lu garaaw d'accord. waaw donc mu ngi doon tëdd daal di nelaw quoi. depuis mardi même si tamit quelque part képp koo xamante ni mu ngi nelaw. ñi koy seet si mënu leen a yëg. oui loolu c'est un problème. oui donc tubaab ñu ngi koy wax nekk ci coma. nekk ci coma. waaw donc bi ñu waxtaanee noonu ma xëy mardi bi ne dama koy woowaat pour xool imam nu mu def. bi ma ko woowee jotuma ko ma insister jotuma ko. ci laa toog tuuti rek dégg mauvaise nouvelle bi. oui donc ma di leen ko jaal ñoom ñëpp. di ñaan rek yàlla gën a yokk leeru imam. parce que place am ca Firdawsi moom nekkul lu ñuy naatable ci sama gis-gis. yal na ko yàlla mottali. amin amin te xam nga waa Kaolack ñoom xam naa ne réerewuñu mbiri imam Ndaw xam nañu mooy kan li koy wane mooy mbooloo mu takku mi nga xamante ni démb. mobilisé wu nañu foofu. waaw pratiquement à plus de 500 mètres. oto mënu fa woon a jege. ndax nit ñi. waaw tellement oto yaa ngi woon fees foofu del nit ñi la même chose. donc mu nekk mobilisation bu mag a mag boo xamante ne nii. dama jàpp ne waa Kaolack dañ ko def parce que dañu bëggoon a témoigner ki fi jógee. seen jàmbaar la woon jàmbaaru lislaam la woon bu daan bu sonnaan ndax askan wi la. buñ ko sonalaan ndax askan wi la. alors Ramatoulaye Mame Birame mi ngi wax ne waa Kaolack yëpp génn nañ gunge ko mais bari nañu jóge également ci yeneen goxi Sénégal ba fii ci Ndakaaru dem ànd fekk ji dëj ba moom mi Mame Birame doy na ci exemple pour yow lan nga yaakaar ne moo tax sénégalais yi mobiliser wu noonu ngir rendre ce dernier hommage à imam Alioune Badara Ndao. alors Moustapha li ma ci yaakaar rek mooy imam Alioune Ndao ñëpp a xamoon taxawaayam. waxuma sax ci diine gi nga gis ni bëri woon na ñu bëri ñoo xamante ni daal dañ ko jublu woon en plus de ça dañ ko maanaam daal jëloon ci seen xol dañ ko bëggoon daal muy nitu diine également boo xam ni tey jii li ko daloon tamit mu di loo xamante ni lu metti ñu bëri la ci askan bi ba nga xam ni xam nga comme ni ñuy wax rek sénégalais toujours moom dafay bañ injustice buñ ko tegee nit rek da ngay gis ñëpp daal di fabu nag ëlbatiku ci nit ki daal di ko taf ci seen bopp def genre bouclier lañ koy def te gis nañu événement yi nga xamante ni imam jot na kaa dund mu di loo xamante ni boo gisee tey jii ni mu demee uy ci suñu borom dafa di loo xamante ni lu naqari ci xol la képp ku nekk rek dina la naqadi parce que da nga naan wax dëgg yàlla ak âge bi mu amoon et mu traversé li nga xamante ni ay mettit la ci mujjantal gi ndax ay fanam yi ko dese woon kenn xamu ko woon naam feebar nag ak de daanaka sore woon na waaye tamit boo xoolee jaar-jaaram sa xol dafay mujjee tooy ndax mag la woon en plus lu mu doon dox yëpp ci diine l'islam ci alxuraan rawatina taalibe yi nga xamante ni yëpp amoon na ko donc xolu nit ñi dafa tooy na je pense également boo gisee tamit nit ñi takku ñi ko gunge dina ci bokk ñoo xamante ni ay mbokkam lañu ñu ko jege lañu waaye ñeneen ñoo xamante ni affection bi ñuy am ci moom ndax li nga xamante ni jot na ko dund jot na ko traversé mu naqari leen lool tamit yaakaar naa ni mbooloo moom dina ci bëri aussi ñoo xam ne gunge nañ ko ci leneen li Ramatoulaye ci mbooloo moomu xam nga bu fekkoon ne xëy na ay taalibeem rek la wala nitu daara rek wala jàngkatu alxuraani rek la xëy na dañ naan seen ñoñ la ci ñoo la bokk mais da nga ci gis ñoo xam ne
ay journalistes yu mel ne ñoom Mame Birame ay activistes yu demee noonu imam bi jaral leen cette mobilisation là lan moo ko expliquer parce que xëy na dañu jàpp ne au delà de l'imam nit ku doon taxaw la ci mbiri askan wi. bien sûr da doon nit ku doon taxaw ci mbiri askan gi d'ailleurs démb rek bañ ci ubbee une page mën naa ne ci le matin ci questions auditeurs da ngay gis ñoo xam ne auditeurs yi dugg ne ñenn ñi ñoom imam daf leen xamee nii parce que dëkk nañu Kaolack mais daf leen daan déglu ci rajo bi ñuy intervenir ba mujj bi kooku dafa doon wax naan moom mooy député wu Kaolack foofu ba nga xamante ni imam dafa dem ba jàpp turam ci noonu ñoom ñaar noonu la ñu xamante ba nga xamante ni neen fu mu ko gis ràññee ko am yëg-yëg te am oyof goo xamante ni fu mu ko gis nuyu ko ak di ko laajte donc c'est pour dire que dimension nit ki nga xamante ni tey moo génn àdduna dëgg la ñenn ñu bëri dañ naan Sénégal balaa ñoo xam dimension nit ki wala balaa ñoo wax lu baax ci nit ki fekk mu génn àdduna mais yaakaar naa ni c'est pas le cas même ci dundam kii lee di Oustaz Alioune Sall gis nañu xolam ni mu tooyee bañ ko jëlee mu jiwul sax eggale ay kàddoom ndax xol gu tooy donc loolu yëpp dëgg la arrachement bi dafay metti mais tamit boo xoolee mooy li ma wax léegi rek li nga xamante ni traversé na ko da nga naa àddina dara jaru ko fii ak lu mu mënti doon rek ku ci nekk na nga xool ëllëg parce que tamit suñu borom moom du bàyyi kenn fii ci kaw suuf donc nañu rafetal lépp te kilifa yu mel nii également ñu leen di gën a maanaam sarga je veux dire ñu am fu ñu leen di teg jox leen cër boo xamante ni metti na ci njabootam tey jii bu ñu xoolee ci mujjital gi ni mu traversé yëpp donc moom lay wax rek ñii ñu gis ñëpp mbooloo mu takku ñu bokkul ak ay taalibe béem bokk ñoo xamante ni rek cofeel gi ñu amoon ci nit ki ak yërmande gi nga xamante ni doomu aadama bu traversé loolu kenn yéenewu ko sa benn moroomu jullit yaakaar naa alors Mame Birame imam Ndao imam la ñuy wax imam mais au-delà de l'imam bi nga xam ne moom la nekkoon yore daaraam di jàngale quand même c'était un intellectuel un grand pour le dire. waaw xam nga Moustapha souvent man dama koy natable que ku mel ni Sidi Lamine Niass maanaam ñu nekk ay arabophone jàng alxuraan te sax soo seetloo bu baax ñoom ñaar ñëpp mardi la ñu fi jóge mardi ci suba gi maanaam nit ñi dañu yeewu rek ñu jox leen nouvelle boobu soo seetloo ñoom ñaar seen génnin bokkul parce que Sidi Lamine mun nañu wax ne si tarixa bu mag a mag la jóge ce qui n'est pas peut-être le cas de Imam Ndao mais ñoom ñaar ci seen yoon daje nañ ba mujj bokk pratiquement nu ñu génne àdduna xam nga ñoom ñaar booy xool da nga naan quelque part comme nu ma ko waxee sànq jàng nañu alxuraan ba mokkal ko mais man dama naan ñoom dañu xamoon lu yàlla yónni yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te yemuñu ci loolu ñu xam àdduna nu mu daan doxee xam nu àdduna di doxee ba pare xam nu ñu bëgg a doxalee àdduna c'est très important nu ñu bëgg a doxalee àdduna ñoom nag ñu def seen choix ne dañuy far ak peuple bi parce que bu nekkee am nga yenn connaissance yi yaa ngi fàttaliku ñaari émission yi ñu fi jot a def ak Imam Ndao yëpp ci koor yi salon d'honneur à chaque fois que nga interroger ko sur mel ni laïcité bu lay expliquer argument yi muy joxe day dem sax ba dépasser 16e siècle wallaay nga xam ni kii nii bu nekkul question alxuraan rek mais dafa gëstu te tamit xam nga dañuy jàpp quelque part que boo toogul ci micro wax français wala nga wax anglais rek li ngay wax mënul nekk lu scientifique jàngkat tubaab yëpp problème boobu la ñu très bien alors que ku mel ni Sidi Lamine dem na Égypte jàng ji ci université ku mel ni Imam Ndao dem na ci université jàng ji donc loolu université yooyu ñuy dem di fa jàng ji amul lenn loo xamante ni wutale na ko ak université Cheikh Anta Diop bi nga xamante ni ku fa jógee toog di wax ñu jàpp ne yaa xam-xam ñëpp y a aucune différence seulement ñii anglais la ñuy wax français autre ñee di wax arabe ba pare lu gën a tee graw Moustapha xam nga la civilisation islamique dafa nekk loo xamante ne nii mën na permettre nit ñi ñu am exemple bu ñu bëgg ci seen àdduna exemple bu ñu bëgg démb yàlla dafa def bi ñuy denc imam noonu waaw ma dégg am kenn koo xamante ni da doon xataraayu di daanu di yuuxu yu métti mais Moustapha pour dalal ko dañu ñëw di ko expliquer
fan yi topp ci demuk àdduna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñi nga xamante ne nii noonu la nit ñi daan xiiroo ak ni ñu leen daan dëfalee pour ñu dalal seen xel donc pour dire que ne quelque part imam ak ñi ko waroon ñëpp civilisation islamique boobu nga xamante ne nii comme nu ma ko waxee sànq mën nga si jël exemple bu ne ñoom dañ ko jàngoon def ko pratiquement culture boo xamante ne nii tous les jours pratiquement ñu ngi si xam nga quelque part bu ñu nee xam ñoom dañu xam fa nga xamante ni fa la ñu jëmee nit ñi maanaam li nga xamante ne nii ñi ñu ngi koy nas ñu koy woowee fii quelque part ay franc-maçonnerie quelque part ñu naan ay Illuminati quelque part ñuy génne ay théories yoo xamante ne nii fu muy mujjee mooy nouvel ordre mondial waaw yooyu noonu dafa nekk yoo xamante ne nii ku mel ni Imam Ndaw ku mel ni Sidi Lamine Niass dañ ci préparé woon ñoom da leen a leeroon ne adduna bi de tout temps dafa am ab xeet ga nga xamante ni wala ab civilisation ba nga xamante ni moo daan dominer le monde ñu byzantin yi grec yi romain yi ñu dem ba benn instant am puissance bu bees boo xamante ni jóg na muy l'islam waaw dem ba nga xamante ne ni tey mun nañu wax ne conquête am parce que da ngay dégg des fois nit ñi di waxtaan ñu ne ñuy jàpp ne boo déggee Casablanca c'est Maroc waaw c'est parce que Maroc espagnol yi ñoo ñëw coloniser marocains yi ba seen dëkk yi ñu jël tur yi jox leen ko comme ni ñu ko mën a waxee fii Sénégal alors que dañuy fàtte ne pendant des siècles waxuma ay années de mais pendant des siècles l'islam moo coloniser l'Espagne waaw ba tey jii nii soo d'ailleurs xoolee bari na baatu espagnol yoo xam ne ci arabe la jógee très bien te boo xoolee sax ñoom seen physiquement dañu am des traits arabes physiquement soo leen xoolee dañu am des traits arabes loolu li ko fa bàyyi mooy domination islamique boo nga xamante ne nii duré na foofu des siècles et des siècles te loolu tubaab bi duñ ko waxtaane de non tubaab bi duñ ko waxtaane te c'est en réaction à nu mu durati à cette percée de l'islam de la civilisation islamique que ñu bëri jàpp ne parce que dañ ci teg ay quelques siècles rek li ñuy wax naan ay comment dire guerre des religions en Europe daal di xew ba ñu ne am na ay européens yoo xamante ni gàddaay nañ dem États-Unis ba mujj def foofu seen i colonie dëkk foofu donc bu ñu la nee bu ñu ñëwee ba di expliquer Moustapha ñu dugg ci débat boobu mu leer na ne ñii nii mënuñu nangu ni société bi di demee parce que xam nañu ne ñi nga xamante ni ñoo ŋànk àdduna bi fi ñu ko jëmale nekkul loo xamante ni mooy gën ci ñi gën a bëri ci àdduna bi maanaam muy ñun ñi nga xamante ni amuñu doole léegi ñooñu seen discours parce que yàgg naa ko fi wax Imam Ndaw xëy na nit ñi dañ ko teg bët rek mais à un moment donné nekkul moom kese moo nekkoon imam boo xamante ni discours am état bi jàpp na ne nekkul discours bu war a tëmb ci nopp sénégalais yu ëpp joxe naa fi exemple Imam Dianko nga xamante ni ci presse lañ ko fekk defe naa Imam Dianko moo ne woon Sédhiou très bien ci presse ñu ne wax na fa loo xamante ni jàpp nañ ne kat lii ni apologie du terrorisme la ba topp ko ci tëj ko ci pendant 3 ans ñooñu noonu seen problème mooy que discours bi nga xamante ni moom dañ koy tenir te muy viser à ce que éloigner population bi par rapport ak domination bële nga xamante ni ñi may wax sànq ne ñoom ñoo ŋànk àdduna bi dinañ ko jéem a fexe ba dugal ko ci suñu bopp yi à travers nu mu turati médias yi à travers nu mu turati yeneen yu bëri yoo xamante ni mun nañ ko jël comme des exemples ñoom nag bu ñu taxawee woon foofu quelque part dañuy nekk les gardiens du temple ñooñu quelque part moo tax ci li ma gën a jàpp mooy ñu def le tout pour non seulement diaboliser leen mais dugal leen ci ay conditions yoo xamante ni quelque part suñ ci génne seen bakkan sax mun na ci des. justement Ramatoulaye ci dundu Imam Ndaw il faut ñu garder que ni. def na 2 ans 8 mois ci prison pour des accusations yoo xam ne bi ñu demee ci kanamu àttekat bi daf ne da koy bàyyi mu ñibbi këram. boole ceeg pendant tout le temps pratiquement mu nekk prison Mame Birame mi ngi ko wax sànq dafa amoon benn matraquage médiatique benn campagne de diabolisation boo xam ne bari na ci ñun
ñoo xam dañu jàppoon ne Imam Ndao moom dañ ko war a bàyyi ci kaso bi ilaa yow bi diin parce que liñ ko doon tuumal kuñ ko tuumal doo génn kaso. tout à fait Moustapha ñëpp a ngi fàttaliku li nga xamante ne moom la imam dund ci biir kaso gi. au finish fan la mujjeewul fenn. donc mu nekk loo xamante ne également lynchage médiatique boobu moom laay wax souvent aussi suñu yenn confrères yi dañ dul rapproché wu ci lii nga xamante ni moom mooy xew-xew bu am. toujours dañuy basé wu ci loo xamante ni peut-être dafa am ñoo xamante ni dañuy envoyer des informations à dessein. ñu topp information boobu topp nit ki acculé ko nekk ci moom di ko lyncher alors que ñoom ci seen bopp sax bu ñu demee ba gis ni au finish li ñu gis mooy dañu ko mujjee libéré ci loo xamante ni dañu ne gisuñ mujjee wuñu ko jàpp ci leen. donc kon ñoom war nañu xoolaat bu baax aussi li nga xamante ni mooy seen liggéey bi ñuy def ndaxte liggéey gi niñ koy waxee mën nañ ci defar nit mën nañ ci yàq nit mais yàq bi aussi dafa bëri yàq boo xamante ni yow tu ne te rapproches pas de la personne ou bien même ay sources yu fiable yoo xamante ni di nga mën a am ay information ci nit ki mais dégg nga fële rek ñu am lu ñu joxe ou bien parce que nit ki véhiculer benn information bi dafa am toujours benn objectif bu mu am. y a toujours de l'intérêt. voilà donc soit c'est pour nuire à la personne ou bien mu nekk loo xamante ni également c'est dans l'intérêt de la personne mais bu fekkee pour nuire la je me dis toujours que il faut que nit ku nekk taxaw jël li nga xamante ni ay propos bu yuy nuire la nga def ko ci sa bopp yow nga teg sa bopp à la place nga xool ndax boo doon véhiculer lu ne mel dina la neex ou bien parce que ki ngay yàq deram ak ki ngay wax yenn tuuma yi di teg yenn tuuma yi ci ginnaaw dafa am njaboot am na ay mbooloo yu bootu ci ginnaawam également donc li ngay yàq moo ëpp du nit ki du arrêté wu rek sur la personne mais dafa am leneen loo xamante ni moo bootu ci ginnaaw donc au finish li mu ñuy wan mooy lan y a de ces enquêtes yoo xamante ni ñi ngi koy def mais soit c'est pour casser vraiment dynamique u nit ki ou bien pour am lenn looy casser ci ay doute yoo am ay suspicion yooyu am est-ce que luñ ci jàng Ramatoulaye que ni finalement ñun je commence par moi-même de la presse war nañoo xam ne les PV d'audition là ñu mën a jote mu jóge ca procureur ak ca juge ba ak ca enquêteurs yi que ni doyul pour avoir dëgg-dëgg de l'information. non Moustapha et puis la preuve on a là xam nga une excellente preuve mooy affaire Doura Diallo bi nga xamante ak procureur li mu génnee woon te tey jii le ministère de la santé daal di ko tegee na le donc ñun également dañu nekk ci milieu boo xamante ni il faut qu'on fasse très attention mais il s'agit pas de faire une course boo xamante ni pour jéem a am scoop la wala pour wane ni information bi man maa ko njëkk a détenir du loolu il y va de la vie d'une personne donc li nga xamante ni dund nit ki la mën na ci baax mën na ci yàqu te li muy yàqu sax moo ëpp donc dañu war a PV yi moom laa lay wax yenn saa yi nga gis PV yoo xamante ni ñëpp xam nañu nu muy demee PV yu bëri da nga fiy gis yenn accusation yoo xamante sax dañ la naan ñii par exemple bu fekkee y a certains cas comme des cas de viol ñu ni la y a des certificats médicaux yoo xamante ni nuñ koy waxee c'est de complaisance la voilà dañ ko fay wala yooyu donc waruñu accepter ñu ñuy manipuler comme pas possible ñun ci suñu bopp war nañu mën a am ay gëstu yu ñuy gëstul suñu bopp am ay personnes sources yoo xamante ni ñii dalay leer ni duñ la jox une fausse information boo xamante ni di nga ci jël étaler ko sur la place publique wala sax booy bind également am na des termes yoo xamante ni wax nañ ñu ko lecteur bi nga xamante ni mi ngi lire dina xam ni kat kii dafa par exemple employer le conditionnel ou bien loolu yëpp pour wan ni rien n'est sûr dafa nekk ci loo xamante ni peut-être enquête buy poursuivre la aboutiragul surtout que ñu jàng yoon sax ci dañuy wax souvent que ni PV yooyu boo ko yóbboo ci kanam àttekat bi aussi ki ko wax même bu fekkee moo ko wax su neexee ñëw ne waxuma ko c'est tout voilà peut-être PV yooyu day doon complément d'info mais duñ ko jël comme preuve palpable exactement voilà alors Mame Birame li daal quand même imam Ndao démb ba léegi maa ngi koy wax moo di ne mën nañ jàpp ne il a été victime de la lutte contre le terrorisme il a été victime Pape Sané wax na ko démb des conditions de détention yi nga xam ne metti woon na trop ci moom mais il a été victime également ci Ramatoulaye wax léegi nekk en détention moom d'ailleurs bi mu génnee wax na ko plusieurs fois di lire ci presse bi loo xam ne leer na ko ni lii dul ne ci dossier bi te wax na ne quelque part bi mu demee ci juge d'instruction bi wax na ko le Sall la ki décédé yàggul yàlla na ko yàlla yërëm wax na ko ne ko lii yéen a ko war a arrêter parce que yow mi xam nga ne dossier bii nga tiim bokkul ak li nga xam ne moom mooy génn ci këru taskatu xibaar yi ça veut dire quelque part que ne ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla musal quand tu es dans les liens de la détention mën nga nekk victime ci loolu waaw xam nga Moustapha terrorisme moom ces dernières années foo ko déggee rek mooy prétexte boo xamante ne nii gouvernement yi yëkkati nañ ko pour mën a dominer ñeneen à chaque fois que ñu tudd ko rek maanaam c'est quelque part am nañu des raisons yoo xamante ne nii waxuñu ko inavoué parce que soo seetloo bu baax
li nga xamante ne ni xew na ci histoire Imam Ndao man dama jàpp ne sax bi loolu paree ba ñu dem tribunal ba juge bi acquitté Imam Ndao dama jàppoon ne ci lañ doon jógee Sénégal dootuñu fi waxati waxu terrorisme